Avant 1956, la mairie était rattachée aux 4 communes des autres mairies du Sénégal. Nous avons une mairie mixte. C'est une commune mixte. Commune mixte là, et à partir de 1956, c'est devenu une commune entière. Et le premier maire s'appelle Jules Charles Bernard. Il a régné de 1956 à 1966. Bon, faut dire, Étienne Antoine Carvalho m'a remplacé. Bobo, mu ngi jël pouvoir bi 1966 ba 1977. À partir de 1977 ki ñu wax Mamadou Abdoulaye Sy moo ko doon kooku régné na fii de 1977 à 1985. Quatrième bi nag muy Robert Sagna kooku jël na mairie bi de 1985 à 2009 maanaam 25 ans de 1985 ba 2009 moom la Ablaye Baldé wutu boobu de 2009 ba fu ñu nekk nii Ablaye Baldé moo fi nekk. loolu mooy waaw moo nekk maire commune Ziguinchor. bu ñu nee Ziguinchor comme ni nga ko waxee rek Baynunke yi ñoom ñoo fi njëkk a dëkk maanaam ñoom ñoo sanc Ziguinchor mais est-ce que mun nañu xam Baynunke yi ñoom ñoo fi ëpp wala ban ethnie ci Ziguinchor moo fi ëpp. Actuellement Baynunke yi dañu fi créé après ñu raar ñu dem bu leen utoo bu xam Baynunke muy race boo xam ne su créé maanaam benn dëkk su amee ay gan yu ñëw rek ñu dem ñu bàyyi leen a dëkk ñu dem loolu moo leen dal fii dañoo gis ñi ñu commencé ñëw rek ñoom ñu dem ñu bàyyi leen ak dëkk bi léegi nag bu ñu demee actuellement mun nañu ne joolaa yi ñoo fa gën a bari parce que joolaa dañoo ñëw fekk seen mbokk yi ba ëpp fi comme ñu ngi jege seen localité yi ay bi ñoo na aussi ñu actuellement joolaa ñoo majoritaire. mais ban langue la ñuy gën a wax fii. Ziguinchor est polyglottique parce que fii nous sommes des polyglottes lakk yëpp la ñuy lakk mais mun nañu ne Joola ou Socé entre les deux mais Joola moo dominé quand même. waaw Joola mooy parce que les grands quartiers yëpp Joola la ñuy lakk. waaw bu ñu xoolee Casamance nekk na dëkk boo xam ne macha allah dëkk bu naat la waaye tamit ci wàllum religion bëggoon nañu xam ndaxam donc catholique yi ñoom ñoo fi ëpp wala musulman yi. bon si dëgg-dëgg musulman ñoo fi ëpp catholique nag ils ont une forte représentation mais musulman quand même ñoo ëpp Casamance waaw ak tam ils sont majoritaires. waaw parce que catholique yi y a benn contrée la benn zone bien spéciale foofu la catholique yi gën a ëppee mais si lu gën a bari daal musulman yi ñoo ko moom. kon nag dara umpatu leen ci li nga xamante ne moom mooy historique Ziguinchor Sicko bu Thioro et donc rek gardien du temple ñu ngi lay jaajëfal lu bare di la remercier ci histoire bi nga xamante ne rek xamal nga ñu ko lii nga xamante ne moom mooy Ziguinchor. gannaaw nag bi ñu dégloo suñu gardien du temple mu xamal ñu nag dëkk bi wax ñu tamit historique dëkk bi doxantu nañu nag fa nga xamante ne moom mooy tefes bi bu ñu nee tefes bi rek fii nag bërëb bii ngeen di gis moom mooy bërëb ba nga xamante ne nappkat yi bu ñu nappee ba pare fii la ñuy teer si jëndkat yeeg ñiy jaayaat ak baana yi daal di koy jaayaat waaye nag ñoom am na loo xam ne xamal nañ ñu jafe-jafe ya nga xamante ne ñoom ñu ngi koy dund dañuy déglu rek ki nga xamante ne moom moo nekk responsable fii ci tefes bi mu wax ñu yan jafe-jafe yal nañ fiy jànkonteel. napp bi fii Casamance am na solo parce que boo seetee activité économique yu développé fii Casamance à part mbéy bi sàmm bi napp bi occupé na place bu am maanaam parce que léegi mooy refuge population bi comme àll bi am na ay jafe-jafe pour dem béy ainsi de suite ñëpp léegi dañuy ñëw si mbéy kii napp bi jën bi xaw na manqué parce que boo xoolee même camion yu taxaw ni camion yoo xam ne ay Saint-Louis lay jógee am na yu jógee Kafountine pour jéem a rechercher marché bi quoi parce que fii la demande est aussi forte parce que lu ñuy napp fii kese mënul dundal tamit population bi moo tax on a des apports extérieurs ñu xam ne si yeneen kee lay jógee pour la consommation locale.
fii nga xamante ne moom mooy tefes bi façon jën boo xalaat rek boo ñëwee di nga ko fi fekk lu ci mel ni ay gambas ay sippax loolu yëpp mu ngi fi fruits de mer yi aussi en pagaille fii nga xamante ne moom mooy tefes bi moo tax rek soxna si nga xamante ne moom tamit dafay yëngu ci wàllum njaayum jën moom tamit li ñuy def rek mooy ñu daal di koy déglu mu xamal ñu nag lan moo fi am ak nan la ñuy jaayee seeni jën. jën yi moom dañuy xëy ki suba si ñëw ki tefes bi ñëw gaal yi bu ñu teeree ñu jënd jën yi gaal yi nag dafa am ñoo xam ne ñoo moom gaal yi mu am ñoo xam ne seen baana ñoo leen di jaayal waaw ñoom ni ñooy dem ñooy def seen fere ñu dem géej bu ñu teeree seen baana yebbi jën yi jaay ñu ko ñun baana itam ñuy jaayaat fii bëri na jën qualité jën bëri na fi am na capitaine am na sëdd capitaine mooy bii lii mooy capitaine waaw lii mooy capitaine yi tëdd ni yëpp capitaine la lii gis la lii waas la waas lii yaax yu ndaw waaw lii feta la olof mu ne teeraay soo se moo ne fetaay waaw lii yëpp la lee swampaat la jën bi dafa dee ëpp fii parce que dina am coof dina am yaax yi mag dina am kocc façon jën bu ne dina fi am toje yëpp day am sa boo tombee gaal yi teer mais fu mu ne gaal yi mag yi ñoo teeru mais gaal yi mag yi bu ñu teeree di nga gis façon jën bu ne te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jaay jën bu tooy bi amuñu moyen parce que jën bu tooy boo ko amee tey da nga war a am moyen boo xam ne bu mën a gaawee egg a Dakar amuloo oto amuloo loo koy yóbboo xam nga ne loolu moyen manqué na léegi da nga koy obligé ñoo teg fi amuloo doole wala nga am oto boo xam ne da nga koy loué boo xam ne day seet yow da ngay obligé teg sa jën yi fii moyen moom manqué nañ ko fi ki Casamance ñun ñuy jaay jën ak mool yi moyen manqué nañu moyen trop. bu ñu jógee nag Ziguinchor dañuy dem nag ci dëkk bi nga xamante ne moom mooy Oussouye gis ngeen nag dëkk bii ñu yegg si moom mooy Oussouye nag nekk na dëkk bu naata naat waaye tamit nekk na dëkku historique. jóge nañu nag Ziguinchor ñu ngi fii nag ci Oussouye bu ñu nee Oussouye nag dëkk bu naat la waaye digganteem nag ak Ziguinchor 40 kilomètres la Oussouye nag nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu kéemtaane la waaye tamit dëkk bu doy waar la dëkk boo xam ne dëkk bu naat la bu ñu nee Oussouye xel yi dañuy daal di dem nag ci buuru Oussouye